jaar yoon quand même. Et c'est la banque des sportifs. C'est la banque de la jeunesse banque la boo xamante ne li ñuy conseillé suñu mbokk mbër yi rek moom mooy ñuy wóolu waa banque Bisik dem dénk seen xaalis non seulement sax ñu gérer seen xaalis mais dañuy di gérer seen carrière. dëgg la parce que attention du xaas dañ la koy fay rek nga lekk doy waar yu xew ci biir carrière yoo xamante ne man mën naa ki nettali àddina. ci xaalis bu jaar sa loxo rëcc. parce que amoo ko la ko gérer. dëgg la ci loo war am amoo ko. alhamdulilah rabbil alamin donc suñu doom yi li ngeen di conseillé mooy kat xaalis bi neex na. am nañ chance bi ñu dajeeg banque bu mel ni Bisik. exactement macha allah Mati. kon nag dem leen gestionnaire yu baax ñoo fa nekk ñoo xam ne nag macha allah ku ci mel ni Cheikh Omar Sarr ak kooku di Babacar Tine du ñu fàtte Mika Gueye ak Doudou le milliardaire ñoom ñëpp ñoo ngi ca diwaanu Bisik may kontaan ci ñoom bu baax a baax Moustapha ci leneen li ñuy jàll moo di dem jàkkaarloo ba tey dafa mel ni dañoo desandi Thiès. ak ambulance bu Thiès. un très grand champion. kon ñu dem xooli ko jàkkaarloo ak ambulance bu Thiès dellu si waat ak yéen. waaw man la ambulance dëkk Thiès nekk équipe bëgg sa waajur waaw nekk Thiès doon xale bu ndaw waaw. may am 14 combats benn défaite. am nga adversaire combat. am na benn combat bu ñoo doon wax. si yaakaar naa ne daal dinaa si jot ci fan yi avance ñu préparé ko bu baax incha allah si kàttanu yàlla. ok saison daaw nan la saison demee daaw. waaw saison daaw dama bëre contre benn combat la bëre maanaam caat yàlla def yàlla may caat ndam léegi man boobu ba léegi amoo combat waaw ma toog naa di xaar ba léegi nii ñu may soxla benn combat. fan nga toll ci entraînement yi d'abord saison ren bi noo ko préparé. waaw préparé naa ko bu baax fan yëpp maa ngi koy préparé parce que li ma daloon si côté caat laay bañ mu dal ma si biir lu sama fans club bi bàyyiwuñu ma benn yoon bi ma daanoo ba léegi ñu ngi sama ginnaaw di ma encouragé naa ma nii la làmb nii la ak nii waaw maa ngi préparé fépp nag bépp boor boo xalaat ni préparé wu ma ko rek maa ngi sëb gën a mën a di préparé wu. waaw mais ñun dañu déggoon ne Mouride Thiès yëpp dañu war a dajaloo formé benn écurie loolu fan la toll. waaw ñu ngi si parce que man ak Mourou Anta àjjuma ji rek lañ tàkkali ko ñu fan yii yëpp ñooy àndi entraînement ñu matinal du soir di xàccandoo di dóorandoo waaw. mais terewul ku nekk mu ngi écurie am. waaw ku nekk mu ngi écurie mais lépp jàmm la. waaw su ñu boole woon ànd nekk benn écurie nag lan lay joxe loolu. waaw loolu waa Thiès dañ koy bëgg parce que loolu mbëbëtu waa Thiès maa ngi boo dee xool sax maa ngi làmb di nekk Thiès ñoom loolu dañ ko yàgg bëgg parce que Thiès jaartuwul daal te dafa doon benn bolo ba nga xam ne bis bu ñu àndee lu ñuy dem di xaaj di dóorandoo yàlla da leen si dem may ndam parce que xool yëpp mooy ànd doon benn. est-ce que jàng nga tuuti école. waaw man moom tuuti rek. waaw ban classe nga def. man 3e laa bàyyee. jàng mën na ànd ak bëri. bu baax sax bu baax parce que day xam ne yow mii li nga étudier après su lu bari li lay war a yee su lu bari si étudier bi si jàng mi la mën nga jàng di bëri te surtout nag ñun bëri bu ñu def bëri bi rek mooy suñu métier dañu dem di liggéey ji parce que mbër muy dem di liggéey rek ñàkkoo dara parce que boo mën nga liggéey dem entraînement. yaa ngi liggéey. waaw man maa ngi liggéey waaw. lan mooy sa métier. man mool moo doon sa métier. comment. mool. luy mool. dama daan mool birik. ah d'accord waaw. ah moo tax nga am bras yi nga xam ne. waaw dama daan ànd ak sama seex yi ak Firia ak Mambay ñooñu laa àndal di dem di moolee di def lépp waaw su ma xëyee suba damay mool yi mool nag daa am lu mu lay may day may yii am day tax nga am jàpp boo dee xool man damay si tàpp bi rek laay ne du ma nangoo gazé du ma nangoo waaw yow tey jii est-ce que mën nga bëre te sponsor amul. man déedéet loolu métti na day métti si tëgg làmb bi. pourquoi. parce que nit boo dee jug boo yóbbuwul ay nit ñu bari nga yóbbu tuuti nit boo demee day métti si kii tëgg làmb ji mais boo dee jug yoo xam nga xam ne yow mii kat am nga ginnaaw boo dee jug ñëpp jug dina mën a jàppale ki tëgg làmb ji parce que dina si mën a jàpp bu baax. saison bi ñaata combat nga bëggoon am pour bëri. 3 combats wan ni leen Matar miiruwaay ñëwaat na damaa bëgg a daanaat kàttanu yàlla te loolu laay ñaan yàlla suñu borom. mos nga bëree Dakar yow non. waaw dégg bëri naa Dakar. ñaata combat nga am Dakar. 5 combats. li ma la wax 5 combats yow Dakar. man ak Bébé Balla Lour ak building non cadre ak kii
ñu ma daan léegi ñu ma mujjee daan waaw incha allah waaw. waaw lan nga mën a may ci arène nationale. waaw ñun dañu wutal arène nationale parce que boo dee xool footballeur yi bu ñu dee dem ñoom dañ naan leen seen ñi fii yéene ko moom ñun bu ñu wutalee arène nationale def naa moo ñuy gënal parce que boo dee xool boo mbër yi ñoom dañ naan joueurs yi ñoo dàq sa sangu mbër yi da ngay xool kii terrain boobu ñu doon dindi gazon yi lu lañ ñu dindi ko fa ñu naan mbër yi la te fekk na joueurs yi ñoo doon def loolu mbër yi leen rek la ñu mën mooy sangu bi du ñu ñëw am toll naan dañuy suul damay ñaan ngir yàlla état bi ñu defal arène nationale. mais ñu def ko Dakar wala Thiès wala foo bëgg ñu def ko arène. non buñ ko def Dakar buñ ko def Thiès dañ ko indi ba si digg àll bi ñu teg ko fa. bañ violence am si. mooy fan digg àll bi. waaw boo dee xool côté 50 jëm daal diggante Dakar Thiès. waaw jëm ñaajo voilà. côté jëm ñaajo yooyu. jumbax yi ñuy wax ci mbër yi. waaw am jumbax doo bëri. noo gisee loolu. garaaw na trop parce que am na ñoo xam ne dañoo yaakaaroon si làmb ji tere seen waajur kon bu ñu demee ba wax ay jumbax am na loolu dafay garaaw te mbirum jumbax dafa garaaw jumbax boo ko opéré doonatoo nit mu wàccee nit ngay doon waaw parce que jumbax mooy lépp si nit man tey jii boo moom bu ma yàlla defoon ma am jumbax bu ne fii naa damay opéré loolu du ma ko nangu parce que dafa fragile daal lu ne mën na see am nga jabar. man amaguma jabar. lu tax. waaw damaa bëgg a bàyyi parce que am tuuti. lu tax nga bëgg a bàyyi parce que am loolu nga war a wax xam ko. waaw xam nga rek loolu moom dafa garaaw daal moo tax ma bëgg a bàyyi parce que waaw. am nga jël. waaw loolu moom mun see ñàkk moom mais du tee da ngay xam fi ngay yem. waaw foo yem. waaw boo yemee sa entraînement déggoog moom même boo toogee sax moo naan la jugal dem entraînement kon kooku nga sotti loolu dara. kon doo ko laal doo ko jege. non du ma ko jege moom ba Serigne Touba dinañ mën a waxtaan bu naaj bi. ban combat nga bëri daan ko kontaan lool. pour l'instant nii non pour l'instant nii man bëreeguma benn combat daan ko kontaan combat bi ma bëgg si kanam tuuti si laa gën a mën a bëri kontaan waaw. ban combat nga bëgg nag ñu daan la mu naqari la ba nelawoo ay fan. kon combat contre Thiat. lu tax. waaw parce que dafa maa daan te ni ma daanee du ma cuune foofu daa war a daan moo dikk rek mais xam naa ne wër na Serigne Touba billaahi Thiat waaw yàlla na ko yàlla def kooku daan na ma daal mais maa ngi rêvé daal beneen combat yàlla may man dam ma daan kon ma daanee daal waaw. ñan ñoo si adversaire ci lamb ji. waaw man xam nga man boo xoolee man 14 combat laa am mais num Thiat moo ma si daan kon man nekkuma si saako yi ba léegi xale bu ndaw laa kii ñu ma jox nii damaa daanu rek moo tax ma jël ma bëgg koo jël mais man fi ñuy wax ay ñoom Ama Baldé ay ñoom Zos ay ñoom Amaneex mais bu ma daanee dina taxaw suñu combat man a moom day wax war a taxaw parce que Amaneex moom rawee na ma dara moom day daan suba ñu daan ko te man xale bu ndaw laa da benn defet laa am wàccagu ma benn yoon nañ doo fa war a ñëw ñu bëri man a ku mën a fecc kan la. Ama Baldé moo mën a fecc waaw non du Ama Baldé moom maa moom ay kii la ñu xam rek ay gaañ lañu l'essentiel daal man bu ma daanee incha allah si kattanu yàlla te bëgg naa daan damay wax paawu Thiès yi képp kilifa yi diine ku ne Thiès maa ngi lay taalal sama loxo parce que nga ñaanal ma jàpp ko daan ko si kattanu yàlla daanaka xam na leen de làmb ji képp ku si nekk di waat ba léegi di nga xam lu mu lay ji waaw bu baax parce que say nawle nga si nekkal ak làmb ji boo bëree boo nemee ay waat nii déedéet nañ teg waat ji fële làmb li sport la bu ñu bëree pare ku nekk da ngay nekkaat na nga nekkee woon kon ñun nañ jàppante su xam ne lii du benn kii. donc ambulance ñu bàyyi la ñu waxtaan si amateur yaa xam ne la neex yaa xam ne la naqari yaa xam lu yónnee CNG ñu bàyyil daal nga développé ko yow rek caméra bi nga wax la neex yëpp. damay wax waa CNG seen liggéey bi rafet na moom ko ñoom li ñu doon wax naan si licence yi dëgg la licence yi dafa bari mais teewul ñun ay xale ay jeunes lañu lu ñu wax rek dinañu xam ne lii ñun lii lañ leen wax
waaw di wax nag Pa Iba Ndaw mu jàppale ma tukki parce que moom laa yaakaar benn moom laa yaakaar fii moom laa yaakaar fu feene Pa Iba nag ma jàppale ma tukki mbëri Dakar yi ñu ngi dem di tukki ñun mbëri Thiès ñoo war a tukki parce que amuñu moyen boobu parce que yow lañ si yaakaar surtout nag El Hadj Alioune Diouf ba ma dalee bëri ba léegi moo may jàppale mënumaa def fenn du ma ko tudd waaw loolu laa si ma may wax. kon nag Pa Iba Ndaw ndaw Kounda Sandéné borom Ndoukoumane jàppale ko nag mu dem tukki ndax nag ni mbëru Dakar yi def bëgg na koo def ah. wax na soxla ku nekk si soxla ngay wax surtout fu mu ko waxee nag mooy fi nga xam ne boo ko waxee àddina yëpp dégg na ñëpp déggandoo la ay bëgg-bëgg la te bon ku ko xool xam ne macha allah avenir la pare champion la donc je pense que ne sax chance de pour moom am na combat bu mu war a bëree digganteem ak Ama Dem bu Caaroy donc moment bi ñuy wax ak moom combat bi sottiwul woon mais fi may waxee ni présentement nii kii di nga xamante ne mooy ambulance am na combat bu mu war a bëre ak Ama Dem bu Caaroy combat bu neex la war a combat bu neex xam naa ne du ñàkk bis daañ ko décortiquer file wala nag balaa boobu daañ ko jëlee comme affiche waaye ñu nuyu bu baax a baax promoteur boobu day Moussa Diama nekk ci diwaanu Kaolack moom itam am drapeau li nga xam ne moom moo di journée de la femme du 8 mars moom ak waa Jolof production yëpp ñu koy sargal bu baax a baax dinañ ci ñëwaat léegi ci kanam drapeau Modou Xalaas bu APR ak rek ñoom ñooñu li nga xam ne ñoo nekk foofu ci diwaanu Kaolack. Mati Kaolack dafa am lu ma ci bëgg a wax. Kaolack dëkku làmb la bokk na ci dëkk yi njëkk a tëgg làmb gën a fonk làmb ci Sénégal. man bëgg naa Kaolack ak mbir bu ñuy wax Simel Faye. ah oui bien sûr. bëgg naa fa ay jóge Dakar dem Kaolack. jóge Dakar dem Kaolack. Kaolack dafa am benn grand champion bu fa nekk bu ñuy wax Alioune Ndiaye médaille d'or. c'est-à-dire bu njëkk doon am semaine de la jeunesse. de la lutte. région yëpp dañu daan daje Dakar di ko def. amatul ça fait des années amatul. man sama carrière sax fekkewu ma ko loolu amul. ñoom Sadio ñoom Tango ñoom Bita Ndiaye ñoom Sadio Camara ñoom Guèye Camara plein de animation yu doy war moo am ci affaire Sénégal ay semaine nationale de la jeunesse ñu daan def lutte benn mbër rek moo daan jóge ci région yi am médaille mu tuddoon Aliou Ndiaye médaille d'or nekkoon Kaolack nekkoon grand champion. aujourd'hui nag Kaolack tey jii mi ngi bëgg a raaf ci ay affaire yu bëri. di manqué te pourtant ay très très grand champion ñoo fa nekk. maa Njamaan Joom fa la nekk. Yékini Yaxya Jóob Yékini Kaolack la jaar. dëgg la Tyson moom Ndaw Tyson Kaolack la dëkk. donc Kaolack dëkku làmb la joo xamante ne ñi koy seetaan nag malheureusement nag seen combat yi day guddee. parce que dañuy dem ci marché jaay ba mu tas. waaw soog a dem ñu doog dem ci làmb gi. donc dem jaba ba pare soog a dem ci làmb Simel Faye combat bi ñu ngi koy sifflé 9h25 ci guddi. mais yooyu nag ak liggéeyu CNG nettoyé nañ ko ba nga xamante ne nag règlement ba am ci Dakar gii moo am ci Kaolack gële donc waa Kaolack ubbeekuwaat leen seen équipe L'Oeil du Tigre TFM dina ñëw wane ne ñun dañoo ubbi ci région yëpp 14 régions yëpp bu ki nekk rek bëgg nañ xam yan mbër fa nekk yi ñuy def ak mbëru Dakar yi mbëru Thiès yi bëgg nañ ko def ak Kaolack incha allah dinañ ci ñëw ci nu mu gën a yaatoo ndax combat bi yegg seegul waaye Moussa Diama moom itam ñu koy sargal bu baax a baax dañuy ñëw ci comme ni nga ko waxee léegi ci beneen daanaan ñu dippee ko nag ki nga xam ne moom moo di Djibril Kandji di nag entraîneur boxe bu mag dégg naa ne sax xam nga ko bu baax c'est mon entraîneur parce que nag macha allah ci li muy def li ñuy def moo di ànd xooli li nga xam ne moo di affiche am. asalaamaaleykum man la Djibril Kandji l'ancien champion international de boxe. bon sama carrière de boxe fii jël naa fi sama première li ma fi jël si nekk naa fi maintes fois champion du Sénégal jël naa fi champion de Cap-Vert nekk fi maintes fois champion du Sénégal nekk maintes fois champion de la jeune 2 jël champion d'Afrique militaire sisme jël si ay médailles d'or nommé nañu fi 2 fois Lion d'or dem naa champion de Italie 4e la classe bon pour boxe bi dellusiwaat sama xalaat. tey anciens yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon ku si nekk fi nga dëkk gox bi nga dëkk defe naa ba fa ubbi benn salle wala écrit bi nga xamante écrit yi nga xamante ñoo nekk si dëkk bi nga fexe ba dugal si biir boxe defe naa loolu war na mën a bokk si ñi nga xamante ni ñooy développé boxe bi. bien sûr mbër yi mën nañ devenir ay boxeurs parce que boxeurs yi ay nit ñu doon di entraîné ñoo jàngal leen ki bay boo xoolee day facile sax si mbër yi parce que lu tax muy facile si mbër yi parce que mbër boo ko gisee day def lutte avec frappe. te li avec frappe boo koy def il faut nga jàng boxe waaw. organisation bi ñuy organisé dañuy delloowaat njukkal ki nga xamante ni tey mooy le maire de Guédiawaye Alioune Sall parce que dañu koy delloo njukkal dafa toog ba si yàgg xalaat loo xamante ni bu bëri xalaatuñ ko muy delloo njukkal les anciens internationaux bi rek amul benn discipline bu ñu bàyyi tous les disciplines tous les champions keroog ñoo fa nekkoon mu décoré ñu jox ñu ay blouson jox ñu ay diplôme wala diplôme de reconnaissance comprendre nga jox ko ñëpp moo tax tey ñu organiser benn mouvement boo xam ne SOS sport lañ ko tuddee ay ñoom Omar Diop ñoom Kendo yi
ñoom Samba Yaba Diop nekkoon fi ay roi de basket tout le monde ñoom ñëpp ñoo si bokk si sport boobu tey ñun ñoo bëgg a def tey discipline bu si nekk ñu organiser fa benn manifestation man sama côté tey ñun ñoo war a organiser gala de boxe bi ñu ngi ko war a organiser le 21 si Amon 3 le 21 bi samedi lañ koy organiser. man dama ne jàpp ne mémorial Barthélémy Sikki la ñu defee ko Barthélémy Sikki ak Mamadou Dione c'est moo nekkoon sama entraîneur bi moo gaañ ak Mbacke Diagne ñoo xamante ni si boxe lañ nekkoon bon ñoo ñëpp lañ def mémorial bi tuddee leen ko. samedi 21 la am si terrain Amon 3 bi si terrain basket bi foofu lañ koy defee di si woo ñëpp nag waaw di si woo mbëri tous les champions képp nga xamante ne man Doudou Kandji yàgg naa la jàppale si affaire boxe invité naa la jour boobu nga ñëw si équipe bi di si commencé nag di si njëkk Moustapha yaa yoo laa si njëkkee yow yaa njëkk si programme bu la fa kenn jiitu di woo ñëpp écrit face écrit tous les écrits parce que boo limee sax da ngay juum invité naa ñëpp daal waaw ñu teewee jour boobu di si woo waa FIT mi bëgg naa ñoom ñëpp ñu génn ñoo fekkee manifestation boobu si biir Amon 3 bi incha allah. te fa nga miin jëmbat fa nga wóolu Djibril Kandji woote na Guédiawaye te yaakaar naa ni kenn du des man sax du ma des te yow xam naa di nga ñëw. mënuma bañ a dem ñàkk dem day mel ni man aw ma kóllëre sama diggante ak moom. kii dañ jaar fa bari. ci sama carrière de lutte. moo ma jël intégré ma. ndeysaan à l'ASFA donc maa ngi ci de passage mi nuyuwaale képp koo xamante ne rek soldat nga. man ci militaire ñoo ma jàngal dóor. ndeysaan ginnaaw Gambie Keita bu mu fi quitté dama dem def sama siège fi nga xamante ne moom mooy. camp Leclerc bi liggéey ak ñoom Maawaloum ñoom Alexis Tavares ñoom Luis bokkut ak maaw bi nekk fii suñu ginnaaw non bokkul ak maaw bi nekk fii maaw bi nekk suñu ginnaaw moom ci machine la gën a aay tu vois ñoom Ousmane Ñebe Sène ñëpp rek ku ma ki limul damay jum rek Djibril Kandji nag moom et puis mu nekk xaritu mbër yi nag ay Lac de Guiers 2 ay waa Pikine yi cautionné leen ñoom ñëpp quoi donc vraiment moom mooy entraîné moo jàngal aussi Gris Bordeaux xeex donc mooy coach écurie Fass ci wàllu dóor mais gis nga ni mu yaatale ñoom Lac de Guiers 2 ay xaritam la ñu ñoom waa Pikine ay xaritam la ñu mbër yëpp la woo donc nag je pense que ne ñun ñëpp war nañ dem delloo ji ko njukkal moom Djibril Kandji fële ci li muy def ànd ceeg moom comme ni mu ànd ak ñun ci biir làmb ji comme ni mu ànd ak ñun ci biir làmb ji ki la jàngal ñaanal la bere la daara kooku amoo fayam kon nag nañu dem wuyu ji ko li ñu def moo di ànd ak yéen ci li nga xam ne moom moo di taaru làmb rek dañ ci nuyu jigéen ñu baax ku ci mel ne Nefani ak Diop Fatoumata di kontaan ci ñu bu baax a baax ànd ak yéen ci taaru làmb sargal leen bu baax a baax taaru làmb bàyyi ci xel kooku di jatu lay buuru mbaddaan moom itam doom la ci Moustapha Guèye sargal ko bu baax a baax ak bépp jigéen boo xam ne rek yaa ngi ñuy bàyyi xel waxtu wi wala yaa ngi ñuy seetaan ñu ngi lay sargal bu baax a baax Moustapha dañuy ñëwaat ak yéen ci beneen jël bi nag dañuy ñëw ci feu rouge ak beneen général sànq ci papi général lañ ñëwoon waaye bi yoon général bu Fass kon nag ñu xool làmb ji dellu si waat diggante feu rouge ak général Bosco Sawla ak Fass feu rouge moo nekk seen ndeyjoor astafurlah seen càmmoñ général seen ndeyjoor ñoom ñaar ñu ngi leew tey feu rouge ni ngay xeexee baaxul feu rouge feu rouge feu rouge feu rouge waaw général génn na dañ koo jàpp pour génn feu rouge ak général ñoom ñaar ñu ngi leew taw ñaari waane lañu Abakara daje lañu xeex feu rouge door na waaye baaxul gauche la feu rouge xoolal li ngay doore daanaanu làmb ngay bëreel de général jël na tànk ba làmb ja jeex na astafurlah làmb ja jeexagul général daa jël tànk ba feu rouge rasu feu rouge a ngi koy bët général a ngi koy rokkas feu rouge a ngi koy bët général a ngi koy rokkal ama déggal ma naan rokkal rokkas ma naan rokkal xar na ko daanu na feu rouge daan na général ci diggante feu rouge ak kooku nga xam ne moom moo di général bu Fass Moustapha moom itam muy ñetteelu jëli bi rek naka nga ñu koy décortiquer. bismillah bon Mati. général bu Fass ngemb lu weex féete suñu ndajoor feu rouge ngemb bu weex certainement aussi. féete suñu wàllu càmmoñ mais Mati li may njëkk expliquer ci combat bi mooy la présence physique des deux athlètes kii di feu rouge moo gën a bien physiquement. ci combat bi ñu jëm nii. xool feu rouge am na présence macha allah dégg naa ko sànq muy expliqué ci benn télévision c' est normal il est bien tànk yi baax na macha allah abdominaux yi gis ngeen ko mu ngi nii tracé pectoraux yi il est bien parti et puis mi ngi xool adversaire am au moment
ou adversaire mi ngi lijjanti fan lay seeree ndomba wala lan lay lijjanti nga xool général par rapport ñaari physique yi bokkuñu kii moo gënoon pare ce jour là moom mooy feu rouge bamos ñu dem mu ngi feu rouge yàkkamteel fi combat bi gis nga taxaw rek commencé léewtoo adversaire commencé ko approché léewtoo round d'observation ñaari léewtoo sànni gauche droite image gis nga lii nag mbër bu décidé bëri ji ak ku yaakaar na yaa mën ki ngay bëreel moo koy def abi sif la nga dox sa adversaire dóor ko gauche droite daw jàppante ci gis nga dóor gauche droite maanaam booy xool sax daf ngay lire carrément su fekkee te nga bokk ci les techniciens de la lutte da ngay lire ne feu rouge dañ ne ko kii doo moroomam demal jàpp daan ñu ñibbi mu ñëw laxasu ci kawam par force même bu dul yoon def na ko ba ma suñu dem maawo di yóotu gañe gi di yóotu gañe di ko gis nga général génn muy seexandoom ba seexandoom ba mënul lijjanti situation yi il faut nga pare pour def combat mu ñëwaat ci kawam encore feu rouge toujours mi ngi à l'assaut de son adversaire ñëwaat encore pour woo ko ci xeex mais feu rouge il est intelligent dama lay woo ci xeex feu rouge dafa bëgg a jàppante ak ki nga xamante ne moom mooy général non du tëbee jàppante jeeg moom da koy woo ci xeex su wuyoo mu dem jël ko xool ñu dem général fayu ah là là fii c'est intéressant Mao dette du gauche bi nga xamante ne moom la feu rouge sànni général daf ko tontu c'est important dette du gauche remise du gauche dette du gauche remise du gauche jaadu na lépp dafa arrangé feu rouge parce que mi ngi ubbi xeex pour fa général xeex pour mën daw bëtt ko dette du gauche bu baax ah ba pare ñëw pare coup bi ah là là de suite taxaw nekkaat ci ay lignam voilà mais nag fii nag tey nekk mu dem nag léegi di dóor général nag général wàcc na cappe tànk bi mais mati jàpp tànk bi dafa am général dafa jàpp tànk bi carrément li tax ñuy wax jàpp tànk mais nag benn problème moo ci am mooy nga gis ne feu rouge dafa siggi photographier ko tiim ko tiim ba dafa am solo trop des fois mais ba pare sëq gaño gi nag ci loxo droite bi lii dafay empêcher trop général mu liggéey ki tànk bi jàpp ngemb fii dafay poigné côté droite bi nga xamante ne côté gauche bi nga xamante ne mooy côté gauche kii di général après général nekk ci côté droite bi donc sëq na ci gaño gi donc fi mu ne nii feu rouge ni muy def mooy siisu rek wàcc rasu tànk ba rëcc baamos ñu dem maaw tànk ba jóg na ba suuf si jógaale mu rasu rëcc général am ngemb moom tam mu am ngemb léegi nag mu des lan général di dóor loolu foo dañu ko ne jàpp sa ngemb morom là voilà jëlu maa la mën la jëlu doole la jëlu gën a pare ci combat bi la ak xel bu surtout xool tànk bañ jàpp mu rasu rëcc téye ci gaño gi muy dóor moom muy gën a jëkkal boobu gis nga boobu fu mu ko nee gañ di la jënti moom mi ngi lijjanti mu daane fi mu nekk nii lijjanteetul kurpeñ yi nga xam ne moom la général di dóor te xool tànku càmm nga xool tànku càmmoñ bi nga xamante ne mooy tànku càmmoñu général fi mu koy teg ak fi mu ko gis nga tëj loxo ba loxo bu mu tëj ci ginnaaw daf ko tëj carrément da ko xaaj comme ni nga koy faral di wax xaaj ko ci digg bi taf ko nii donc mënu loon def dara dul daanu ji donc ñu ngi félicité bu baax a baax ki nga xam ne mooy feu rouge fi mu teg tànkam bu ko bàyyi di encouragé aussi général xam ne aussi parawul ni mu war a pare moom tamit ci combat bi nanaan la moom itam ñu ngi koy encouragé bu baax a baax comme ni mu ko waxee waaye di félicité bu baax a baax ki nga xam ne rek moom moo di feu rouge di kontaan ci bu baax a baax it ñoom ñi nga xam ne rek ñu ngi suñu ginnaaw ku ci mel ni maaw nee na ma ko mën a bërale xam naa dañ ko wute rek li nga xam ne moo di adversaire Abdourahmane moom xam na fi ay adversaire am nekk mën nañ dem jëli dañuy def moo di xooli zapping ak ki nga xam ne moo di Mbaye Fall moom la ñuy àndal mu defal ñu li nga xam ne moo di sunu zapping. waaw gàllaaj yaa ngi lang léegi Gàmmaay jéegi wàcc attention Gàmmaay mais béytul de daan na Gàmmaay ji. L'ancien roi des arènes sénégalaises s'apprête à passer à l'antenne. Rien que de la lutte au menu de cette émission consacrée au décryptage technique des combats, ces prises que l'on enseigne dans les écoles de lutte. Le titre des champions du monde des poids lourds est en jeu. Mohamed Ali dans son style si caractéristique. Voilà mais nag
yéeg yomb na. mais kon nga resté fa lu yàgg. da ngaa teel a daan Tyson. waaw. bi ma koy daan maa ngi am 22 ans 23 ans. nga ko daan. waaw. Le premier lutteur consultant, je dis un consultant, vrai consultant, qui décortique les chutes, qui a un vécu, comme le font les footballeurs. Personne ne dira non, ce qu'il dit c'est faux, parce que c'est un vécu, j'ai passé par là, et j'ai fait 23 ans de carrière. Combat déjà, c'est bien. Shotaro, qui lui en a gagné 3 aussi, contre Takara Fuji. Alors, ce que vous entendez, c'est les indications. Hop, hop, hop. Eh ben non. C'est endormir. Eh bien non, voilà. Il ne s'est pas laissé endormir. Lennox Lewis. Bien au contraire. Et voilà, c'est terminé. Mike Weaver est au tapis. En réalité, les lutteurs sénégalais, il y a beaucoup qui souffrent quand même. Hein. Ils sont très souvent malades, rester au lit et prendre même leur téléphone pour demander de l'aide. Hein. Kotoyu Taka en face. Allez, une bonne saisie pour Taka Misakari. C'est le grand festival de la bande dessinée, c'est Yekini, le roi des arènes, hein, qui est sorti il y a quelques mois de cela, mais qui a été primé. Une BD qu'on doit à Lisa Lugrin et Clément Xavier. Alors c'est un mélange de photos et de dessins qui nous raconte bien sûr la lutte de 3 jeunes lutteurs, le monde de la lutte, mais également c'est tout le Sénégal qui nous est conté, c'est-à-dire la sociologie du Sénégal, l'économie, la politique. Et il faut féliciter également la maison d'édition qui s'appelle FLBLB, qui depuis 20 ans porte un regard sur le monde. Ils ont décidé là de porter sur le Sénégal. Ils ont été primés et c'est une belle chose. Easton ne parvient pas vraiment à rompre cette distance, à s'approcher d'Ali pour faire parler sa puissance. Et vous voyez, au terme du 6e round, sargal ko bu baax a baax moom Mbaye Fall ci loolu nga xam ne moo di sunu zapping sargal waa canal bu baax a baax di kontaan ci ñoom jox leen cër li ñuy def nag Moustapha mooy jàll ci li nga xam ne moo di li ci net bi nag dañuy ñëw ci. mais bala ñuy dem ci li ñu dem duñu dugg ci Mbaye Fall. si gars yi xam ne li mu namm. waaw ci diggante Balla Gaye numéro 2. ak Eumeu Sène. xam nga ki nga xamante ne dafa yàgg toog di bind guddeeg bëccëg du nelaw. café bind ba am bis boo xamante ne mooy Balla Gaye Eumeu Sène mooy li mu ciy def. dafay défier kii que ku mu doon. waaw daf leen lu leen neex waaye bu ñu ñëwee ngeen lem seen dafay défier waa TFM. waaw waaw moom li muy def kenn du ko def. donc bon voilà bienvenue monsieur Fall. waaw kon nag yàgg na koo def li may faral di wax rek ni macha allah loxo ba waaye macha allah xel ma xalaat ma ñu ngi koy xaar bu baax a baax ne xam naa ne bu ñëwee ñu xam ne ndaanaan ñëwti na Mbaye Fall di ko sargal bu baax a baax ñaanal ko moom itam waaye li ñuy def rek moo di ànd ak yéen ci li nga xam ne nag moom mu di li ci net bi nag tey dañoo am Rock Mbalax ak ki nga xam ne moom moo di Pape Cissé kan mooy Pape Cissé. Pape Cissé mooy grand frère Balla Beye numéro 2. dafa demoon en Italie depuis longtemps nag yàgg fa mais ñëw na temps yi ci ginnaaw nag. waaw dafa ak Rock Mbalax combat bu neex combat. ñu si nuyu Balla Beye bu baax a baax kon ñu xool li ci net bi dellu si waat. àndoon ak moom kooku lay di Pape Cissé ak nga xam ne moo di Rock Mbalax mais magu Balla Beye bii daf doon bëri.
si bëgg naa Yékini. Ah bëgg bon na fekk ay grands champions. avant Balla ñu xam Balla Beye numéro 2 moom lañu njëkk xam il a fait de bons combats mais ce jour bi nag. mais dégg naa mbaxane njuli la daan sol bu daan ñëw. waaw si il était très fort très costaud comme moom Balla moom macha allah moom Balla Beye ñoo bokk bind. c'était un guerrier dans l'arène. dafa teel a jóge nag dem tukki. bu tukkee ba léegi nag mi ngi doog a ñëwaat. ça fait des années mi ngi doog a ñëwaat nii nag bi mu ñëwaat nag xam naa mbër gi jeex na xam naa day ñëw rek peut-être di encadrer parce que gis naa ko ci image yu Eumeu Sène yi. ñu doon won man nag Eumeu Sène di ko encadrer pour son combat contre Balla Gaye numéro 2. bienvenue lañ koy wax waaye sargal bu baax a baax kooku di Tata Ñaalig moom itam naan ko welcome moo ngi ca diwaanu Gambia jóge foofu ca diwaanu Amérique ñuy kontaan ci moom bu baax a baax nuyuwaale bu baax a baax ñi nga xam rek ñoo nekk foofu ca diwaanu Amérique Malick Sow Californie merci kontaan ci Aïcha Sow Ohio waaye kontaan ci Demba Sall ak ña mu nekkal ñëpp di bàyyi xel télévision Futur Média dañuy ñëw nag ci questionnaire yi nga xam ne nag ñoom ñoo jàll ci net bi xam nga nag page boobu nga xam ne moom moo di page yu Œil du Tigre dafa am ñoo xam ne nag saa su ne ñoom ñoo ciy ànd ak ñun ku ci mel ni Ahmed Cissé yaakaar naa ni question bi mu ngi nii ngeen jàkkaarloo ak moom nee na Père Tafa pourquoi pas ambulance ak Yanda yaa ngi may wax sànq ni ambulance am na combat mais moom nee na pourquoi pas ambulance ak Yanda. ambulance ak Yanda combat la parce que ku ci nekk def nga sa preuve ci làmb ji. ba ñu war a daje donc moom il a bien vu que ñaari adversaire lañu mais malheureusement pour Yanda que ambulance tey ji am na combat bu mu war a bëri ak Ahmed Dem. ñu koy remercier bu baax mu Ahmed Cissé. waaw moom Boubacar Souaré moom mu ngi tontu mu ngi ko naan loolu du yomb Ahmed Cissé ambulance daanu na mais mbër kaamil la. waaw ambulance mbër kaamil la gisoo aussi léegi ci jàkkaarloo bi. que ni moom dernier combat am naqar na ko daanu na mais nag. occasion la mu amaat chance pour racheter wu. mbër moom ci à part de la défaite ci ngay préparé pour def victoire donc daan nañ ko dafa war a jóg bi pour ñëw daan ki nga xam ne mooy Ahmed Dem. donc loolu tamit ci làmb la bokk donc ñu ngi gërëm Boubacar Souaré bu baax a baax. am na keneen ku di Pape wala nag Ousseynou Papito Ndoye moom nee na pourquoi pas Diène Kairé ak ki nga xam ne nag moom moo di ambulance moom loolu lay la. ñi dañoo yéene trop. asalaamaaleykum mbokku téléspectateur
jël mujjee daan Ziza am na ñaari defet ñen ñoo daan dumbul ñii ñoo ko daan Modou Diakhaté moo ko daan ak building nee na yow itam Iba Kane foog ñu toj say yax nag parce que nag wax dëgg fa yàlla pare goo ci li nga xam ni moo di Saint-Valentin bi comme Moustapha ni mu pareegul rek ci li nga xam ni moo di Saint-Valentin bi yéen a ngi feetu ba tey. waaw ñu ngi feetu ba tey feet bi jeexagul. non du mos a mën a jeex parce que bon. pour man Youssou jeexal na ko clôturé na ko. mais ñoom tëjagul. Youssou daf ko ubbi. kon weer wi yëpp. Valentin la ba fi fekk fin d'année bi Valentin la. mais Mati. Koña palmarès bi ma gis nii moom. ay qualité la daan ay mbër de qualité. ñi mu bëral ñëpp. ñooy favori mu ñëw daan leen. bokk ay combat yu dëgg lay def aussi nag. benn combat laa gis mu perte ko fi perte na 2 fois Iba Diam ko expliqué mais combat bi mu perte ak Diène Kairé nekk na combat bu ko naqadi. mais ñëw na pour rattraper wu. une fois et encore mu amaat encore dumbul c'est un jeune buy màgg ci làmb ji nekk mbëru Yoof war a animé wu war a am benn xadaru am ndam parce que barki Demba Ndiaye Modou Dia da doon bëri ko xam ne ñëpp dañu moo ko mën Modou Dia ñëw daan ko. te moom Modou Dia ñu ànd nekk ay naataango nekk ay morom. bokk benn écurie donc nag war na animé wu Modou Dia war na ko inspiré pour mu ñëw ci kaw Koña xaaru ci kawam bëreeg moom pour daan ko ñoom ñaar daal vraiment c'est un combat boo xamante ne combat bu équilibré la mais dañuy wax ne kat un peu ki nga xamante ne mooy Koña moo jël moom mooy favori bi tuuti c'est logique normal na ah favori nag moom mën nga ko doon avant combat et ak pendant combat mais après combat nag affaire yi carte yi mën na jaxasoo donc ñu ngi souhaité ñaari mbir yi bonne chance que le meilleur gagne. que le meilleur gagne ci seen diggante Doumbouya ak nga xam ne moo di diggante Modou Dia malaat nag kii kat la. Abdou Diouf le géant du Waalo moo tax il a des problèmes en combat non là il est blindé ouais temps yi dafa nekk ci forme de. balaa muy dem Espagne wala mu dem États-Unis. waaw Espagne est-ce que Abdou Diouf. Abdou Diouf. Fall tàccu seen ki nga xam ne moo di seen mbër mi ba pare Abdou Diouf ni nga ko waxee léegi mu nga diwaanu Espagne. mi ngi doon Espagne mais dégg naa ko fi temps yi passé mais Abdou Diouf dafa war a bëre. mais bi mu jógee États-Unis Moustapha daal di ñëwaat Sénégal non Abdou Diouf boo gisee forme bi mu yor taille bi mu yor. yow li mu bëgg rek nga koy defal moo di boole ko ak Yékini comme nag. parce que déjà dafa am taxawaay Abdou Diouf war na ma 2 mètres. dafa njool bu njëkk boo koy xool da ngay téen. bu njëkk dafa tuuti woon. mais léegi dafa am jël gabarit comme ñëpp. mais daan na fi pakala Abdou Diouf. daan fi cek. ak ñeneen ak yeneen mbër mu mën a bëreel encore dafa jaar ci mbapat yi. daj ay coono yu nekk. donc lan moo tax Abdou Diouf mënut a am combat posé nañu problème mais aussi mënu fi nekk rek taxaw fee di taamu ki nga xamante ne mooy Yékini. bu Yékini bëriwul ak moom. waaw nga ñëw seeti keneen. adversaire yaa ngi fi ndax Yékini yegg seegul parce que lamb nga mati di nga toog ci lamb. di yóotu benn mbër di yóotu ay mbër doo leen mës a jot ñu dem si yoon di leen bàyyi. il faut faire ton chemin à toi. da ngay def say combat di daan même bu dee ay combat yoo xamante ne sax ñoo mën la mais daanaka yokk sa palmarès. mais pourquoi pas Gris Bordeaux ak nga xam ne moom moo di Tyson ku ci daan mu laaj la. pourquoi pas Papa Sow ak nga xam ne moom moo di Lac de Guiers. adversaire am lañu pourquoi pas Balla Gaye ak ki nga xam ne moom moo di. ñoom ñëpp adversaire am lañu. mën na may aussi revanche ki nga xam ne mooy Pakala. parce que Pakala aussi dafa am problème mu am combat moom tamit. kon nag ñoo ko déggandoo moom Abdou Diouf waxtu yi ñu waxee ngeen mu ngi ca diwaanu Espagne kon nag tey jii ñi nga xam ne ñoom ñoo trouvé li nga xam ne nag ñoom moo di Abdou Diouf ñi nga xam ne 15 personnes yu njëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ko trouvé sax la ñuy wax Sidi Mouhamed Habib Kane bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a tontu ne Abdou Diouf la ak ki nga xam ne moo di Aminata Mia Tall moom itam bokk na ci ñi nga xam ne tontu nañ ne Abdou Diouf la Pa Fall xamoon na ni Abdou Diouf la ak ki nga xam ne moo di Jili Ndaw wala Jili Daabo moom itam xamoon na ne ki nga xam ne moo di
Abdou Diouf la Magore Ndoye Mali Maram moom itam xamoon na ni Abdou Diouf la Mor Gueye ak kooku di Banga Samba moom itam xamoon na ni rek Abdou Diouf la Pape Yatma Fall moom itam xamoon na ni Abdou Diouf la ak kooku di Makhtar Diagne Diagnard moom itam xamoon na ni Ousseynou Gueye sama doom baay tamit waaw Ousseynou Gueye sa xarit sa doom baay xamoon na ni ki nga xam ne moo di Abdou Diouf la turandoo Mado di Mado Niang moom itam xamoon na ni Abdou Diouf la ak ki nga xam ne moo di Sagar Aaj duñu fàtte Cheikh Lay Alassane Amar Alioune Badara ñoom ñëpp xamoon nañ ni photo boobulee Abdou Diouf la ñu làq ca ginnaaw Moustapha kon bu fekkee ni nag ñoom maaw pare nañ ñu xamal leen ni émission bi tire à sa fin jeex na. ok 50 years. Bon 50 years independence anniversaire mooy la fête indépendance république bu Gambia. donc seen juróom fukkeelu at la ñuy fêter seen indépendance. ñu ngi leen di souhaiter fête bu neex. di ko souhaiter le président Yaya Jammeh. duñ dem mukk te fàtte Riyad Aziz mi nga xamante ne moo tax ñu xam Gambie miin Gambie ak soxnaam Riyad Aziz ak George Aziz ñoo bokk ndeeg baay seen soxna yi Jeeba ñoom Willy Boy ñoom grand dégg nga maawo nee na ñu dem ca fête ba fête bi dina xaw a jafe mais bon suba le 18 ans voilà donc nga gis ne kon ñun nuyu waa Gambie leen sargal dañuy wax ne seen fête 50e année bi yàlla na ci ay at yu baax dëkk ba naat ñëpp déggoo ñun nag ay fans Yaya Jammeh lañu rusu ñu wax ko Yaya Jammeh dañ ko like dañ ko fans donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. balaa ngay dem ma waxaat la rek ci ki nga xam ne moo di Jolof production di Moussa Diama moom itam ci diggante ñaari mbër yi nga xam ne nar na leen tëgg di Usine Doole ak Boy Saloum di le 8 mars boobu nag da ko tuddee nit ku tudd Usine Doole ak Sa Thiès waaw ak Sa Thiès Modou Xalaas la ko tuddee Modou Xalaas tuddee waat ko ñaari jigéen parce que nag nee na comme journée jigéen la di Marième Faye Sall première dame ak ki nga xam ne nag moom moo di maître Nafisatou Cissé nee na dinañ ñëw Kaolack incha allah diggante le 8 mars incha allah ci grand gala boobu bëgg nañ aussi les lutteurs de Kaolack ñu tourné leen filmé leen dafa ak ñoom jàkkaarloo dafa ak ñoom léewtoo ñu xam ne ñoom ci lañ bokk télévision la boo xamante ne dafa bëgg dara ñëpp a ko moom donc ku ne xaj nga ci bu kenn yaakaar ne ñëwuñ ci yow dafa sori ou pas ku ci am sa programme boo ñu ko waxee mën nañ déplacé wu dem jël la sa ay mbër waneel la ko pour nga am comme ni ñëpp am li baax yéen la li bon man mii kese la mati bokkoo ci salaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh asalaamaaleykum ñoom ñi nga xam ne ñoo àndoon ak ñun ku ci mel ni sama xarit bii di jàppuloo ardo borom nag ak mais soo puloo jarut dañu xonde xam naa ni gëmantu nga ak ki nga xam ne moo di Atoumane l'ami des jeunes filles Bibiche merci encore sargal baax a baax la reine du foulard kontaan ci moom bu baax a baax ak Khalifa Mbergane Diallo Wali di bëgg ci yow nag bu baax a baax ndax nag li may faral di wax xale bu loxoom setee mën a bokk ak ki magam sargalit bu baax a baax Amadou Ndiaye mi nga xam ne it saa su ne mooy jàll ci li nga xam ne moo di ngalam gi di jeeg ji bëgg suñ ko waxee suñ ko waxul yépp moom la ñu bëgg waaye sargal bu baax a baax Abdourahmane di kontaan ci moom naan ko nag sa combat yàggatul dara ndax nag promoteur bi taxaw na Mao Cissé ba talaata incha allah Mbaye Fall yow itam jërëjëf lañ lay wax et merci beaucoup di kontaan ci yow te naan la mardi du ma la mës a fàtte kon ñu dem